gis nañu xeex bi tey tax na njàng mi dafa taxaw lu ko waral mooy ne nguur gi dafa signé ak ñun protocole d'accord ñu ne bataaxal mu jël ay engagement ne lii maa ko signé danaa ko def ndax mën naa ko waaye lu ñu gis mooy nguur gi amul benn volonté politique mooy maanaam mbir mi soxalu ko sawaru ci pour def ko te jàngalekat yi toog nañ fi ñaari at yoo xam ne kenn déggu leen grève wuñu mbas mi bi mu amee gis nañ ñun ci dugalee seen loxo jox ci lu ndaw lu ñu am dugal nañ ci seen koppar dugal nañ ci seen xam-xam bokk nañ ci xeex bi te gis nañu tamit boo gisee at boobu daaw ñu mën a def ay examen ci fin d'année ndax jàmbarte jàngalekat yi ñoo dugg ci classe yi dem ci école yi ci ndox mi ci inondation yi te ñu bëri loru nañ ci moo tax ñu naan ci tubaab jàngalekat yi ils ont payé un lourd tribut ñu amoon yaakaar ni nguur gi nag dana am une reconnaissance sociale et politique maanaam lu mu diggee jàngalekat yi dina ko def mais lu ñu gis defu ko. ñaareel bi mooy mbirum ndàmpaayu dëkkuwaay ñu tuddee ko système de rémunération des agents de l'État biñ ko waxee yàgg na 2007 ba tey ñu ngi koy posé nguur gi 2014 daf ñu ne may leen ma damay def jàngat pour xool mbir mi nu mu tëddee mu jël ay millions yu bëri xaalis bu bëri dugal ko ci jël cabinet MGP Afrique cabinet bi def jàngat bi cabinet bi bu mu defee jàngat nee na payooru Sénégal lëndëm moo ko wër maanaam leerul ñaareel bi nee na salaire yi nu mu utee dafa jéggi dayoo ñu ne ci tubaab écart salariaux alarmant ñetteel bi ñee nañu également régime indemnitaire mooy ndàmpaay yi yamale amu ci te baaxul mooy inéquité et inéquitable léegi nag lu ci des mooy ñu saafara ko bi ñu président de la république dalalee moom dafa ne dina def beneen jàngat boo xam ne inspection générale moo koy def mu yokk ko ci pour ñu corriger iniquité mais boobu ba tey gis nañu nguur gi deful dara loolu moo tax nag jàngalekat ne loolu mënut a continuer mais lu ci gën a doy waar jamono yu ñu ñi di xeex pour ñu respecter ay accord mooy lan parce que Olof Ndiaye dafa ne gor ca wax ja rawatina nga wax bind signé parce que gouvernement signature am la am signature bi nag daf ko war a respecter jamono yooyu ñu génnee ay bataaxal lu ñuy wax ay arrêté di yokkal ñii genn wàllu million di yokkal ñii ay 400 000 ay 300 000 te ñooñu ak jàngalekat yi ñoo yem hiérarchie ñu ne loolu mënuta la continuer jàngalekat yi nag ñee nañu ñàkk a yemale boobu injustice boobu ñoom duñ ko nangooti dinañu takku xeex pour que yemale am moo tax tey école bi dara doxu ci nga gis ni école bi taxaw na nit ñi jaaxle nañu élèves yi jaaxle nañu parents yi jaaxle nañu jàngalekat yi lu ñu bëgg mooy engagement yu ñu signé ñu respecté ko jamono yi ñu Sénégal di xaar mooy solution nag président moo ko mën a indi comme ministre yi wane nañu seen télé mënuñu too régler le président monter au créneau régler problème bi te wax naa ko ci njëlbeen Olof Ndiaye nee na gor ca wax ja bu ñu bëggee nag dal bu ñu bëggee jàmm bu ñu bëggee njàng mi dellu fu mu dellu nekkoon nañu respecter accords yi jox jàngalekat yi seen ak revaloriser la fonction enseignante gis nañ tamit ay autorités académiques ay inspecteurs yoo xam ne ñu ngi def notamment à Matam di dagg salaire yi de manière sauvage nu ñu leen wax ñu def attention parce que nag nit ki il faut pas être plus royaliste que le roi parce que ñun loolu duñ ko nangu amuñu salaire yi moomuñu ko di dagg salaire mais loolu na leen wax ni tiitalu ñu jàngalekat yi yëngalu ñu jàngalekat yi loolu lu muy def mooy xamba daay bi rek parce que tey jii jàngalekat yi tooñuñu kenn defuñu dara toog nañ fi ñaari at grève wuñu bu ñu tollee nag ni grève parce que gouvernement bi moo waroon def lu muy def moo deful lu mu waroon def di wax ni nag jàngalekat yi taxaw nañu tem mobiliser fii Saint-Louis lu ñu gis rafetlu nañ ko kontaan nañ ci jàngalekat yëpp ñu ngi taxaw mobiliser wu pour xeex bi pour que accord ñu signé ñu respecte mais système de rémunération iniquité yu ñu ci gis ñu corriger dama ne xaaruñu dara ci ndaje boobu parce que nguur gi pareewul pour régler problème yi dégg nañ seen wax parce que bu ñu demee di wax ni ñoom poñ bi nekkul ci protocole d'accord bi mais loolu presque boo ko gisee saaga nañu jàngalekat yi yëpp saaga nañu seen responsable yëpp joxuñu ñu cër mais jàngalekat yi jox nañu seen bopp cër waaye nag kilifa day wax loo xam ne dafa dëppoo dëgg kilifa bëgg a neexal président wala neexal gouvernement warul tax ngay wax loo xam ne du dëgg dëppoowul ak dëgg ndax jamono yi metti na mais ku ne na nga am honnêteté am courage wax dëgg bi protocole baa ngi nii ku bëgg ñu jox la ko journaliste bu bëgg ñu jox la ko kilifa bu bëgg ñu jox la ko ñun am nañu sañ-sañ am nañu fit di wax loo xam ne signé wuñu ko xanaa ñun bi ñuy signé dañu takkoon suñuy bët
ñu ngi gis ñu ngi xool et leneen li mooy mais lu tax président jël koppar bu bëri jël cabinet mu ne mu def jàngat système de rémunération lu mu ciy xaar c'est moom wax na ko ci kii bi c'est pour un régime indemnitaire juste et équitable maanaam yamale ci nu ñuy joxee ndàmpaay yi nu ñuy fayee payoor yi kon nag loolu jarul sax nga am xam-xam jarul nga doon expert bon sens moo koy joxe mais nag di wax ni bettuñu nag parce que am na ñoo xam ne loolu rek la ñu mën a doxalee mais loolu bu ko président du Haut Conseil defee mooy moom dafa disqualifier maintenant pour def médiation parce que wane na ni moom nguur gi la àndal wane na ni moom nguur gi lay défendre position partisane la défendre ñu ngi koy wax on assume nos propos parce que li mu wax jàngalekat yi metti na leen lu mu wax tooñ na jàngalekat yi ba ci kanamu yàlla nag tooñ na leen parce que loolu waru ko wax du cëram du wàllam dafa war a def dépassement maa ngi koy fàttali protocole baa ngi nii ku ko bëgg ñu jox la ko point baa ngi ci biir ñu bind ko c'est le 4e point du protocole d'accord du 30 avril 2018 ñun loolu la ñu amoon di ko wax ni nag jàngalekat rey ñu nit sàcc ñu ay milliards jaay ñu suuf dégg nga maam defuñu lu ñu bëgg mooy njàng mu baax lu ñu bëgg mooy njàng mu dal te xeex bi nag bu ñu bëggee mu jeex président Macky Sall moom moo yore caabi ji moo ko mën a régler mën na ko lu des mooy volonté politique parce que gis nañu lu ñu bëgg a def ñu ngi koy def ñun loolu la ñu xaar ci moom mais suba rencontre bi xaaruñu ci dara bu ñu fa demee ay wax la ñuy def communication désinformation désintoxication ñun lépp xam nañ ko jàngalekat yi xam nañu lépp mais lu ñuy xaar mooy président Macky Sall mu régler problème bi loolu moo mën a jeexal grève. Il est temps de nous disons non, nous disons non.